la sant Pape Ibrahima Ndiaye Ibrahima Sène ñu ngi lay dalal ci studio i rajo ITV dem mbégte di waxtaan ak yow dëkk bi dëgg nee nañu produire local et consommer local ou bien produisons ce que nous consommons ou bien consommons ce que nous produisons yàgg na ci Sénégal nag ñu ko wax ay ati at depuis Abdou Diouf ba léegi yow yaa ngi ci secteur bi nga nekk secteur mbirum habillement la da nga nekkoon Italie ñibbi ci Sénégal investir di liggéey fii di wutal xale yu ndaw yi liggéey leen formé naka lay sénégalais bi nekkoon bitim réew ñëwaat investir ci réewam yan jafe-jafe lay jànkonteel laata muy commencé. salaamaaleykum Alassane Samba Diop maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant ci invitation bi ñu defal pour que ñu mën a ñëw waxtaanee li nga xam ne tey moo ñu ñor ñun ñëpp tey jii képp ka nga xam ne kuy sénégalais tey boo sañoon tey sa réew gën a neex gën a dal gën a am jàmm ci lépp ak lu mën a doon ba tax na ñun dañoo nekkoon ndaw ba nga xamante ne fii leen jànge suñ métier jóge fi dem Italie dem gis vraiment lu extraordinaire la nga xamante ni italiens ñoo ngi koy def ndax seen dëkk ni mu développé du ay bàyyi ma ñoo ko def ay doomu aadama ñoo ko def ak yu demee noonu vraiment loolu mu sedd sama xol ba nga xam ne bëggoon naa au moins ñëw partager ko ak sama waa dëkk ak yu demee noonu moo taxoon ma bàyyi fa lépp la nga xam ne luy privilège lu neex ak liggéey macha allah amoon naa fa liggéey bu am solo ba ñu ci bari sax gëmuñu woon ne dinaa dellu si bi ma dellusee nag ma ne damay dellu si pour ñëw partager sama savoir ak sama gis-gis li ma fa jot a gis ak ñoom ni ñuy doxalee ma xool nan laa mën a def ba partager ko ak samay waa ñooñ daal ay waa dëkk. nga ñëw créer benn entreprise est-ce que bi ngay créer entreprise bi Sénégal bi en tant que Sénégal bi nekkoon extérieur yan jafe-jafe nga doon jànkonteel. waaw jafe-jafe yi ma jànkonteel moom bu ma toogoon fii di ko lister du jeex maanaam émission bi yëpp ci jafe-jafe lañ koy kiyee comme dañuy wax tuuti un peu ci dem ci possibilité. ak yu demee noonu parce que pour bañ a décourager nit ñi parce que ñëpp a xam ne ñu ci bari xam nañ ne tey investir Sénégal mooy li gën a difficile. parce que ñun ñenn ñi immigré yi erreur yi nga xam ne ñoo ngi ko doon def ak yu demee noonu dañuy ñëw ne dañuy liggéeyloo suñu membre famille. ak yu demee noonu lu ci bari foofu lay erreur bu gën a mag bi nga xam ne moom la ñuy def ak yu demee noonu parce que ñooy en général ñi nga xamante ni ñoo lay tromper ci biir liggéey bi te yow amoo fenn foo ko mën a jooyee kon erreur bu njëkk bi loolu la beneen erreur bi tamit mooy un peu suñu njiit yi comprendre uñ exactement lan mooy entrepreneuriat comprendre uñ exactement lan mooy liggéey parce que képp kiy liggéey doole bi ñu la waroon jox. ak fullaal bi ñu la waroon a jox toujours duñ la ko jox parce que dañuy yaakaar ne lu ñàkk fayda la man surtout bi may soog a ñëw ñu bari ñi ma daa dajeel bu may waxee affaire cité du textile lan may wax pour ñoom dañ doon wax affaire ñëw affaire bu ndaw la dañ ko jàppee la nga xamante ni sous métier la ak yu demee noonu tax xamuñu ne lu mu ëpp importance ci li doomu aadama mën a def. à part santé bi ngay xalaat ak yu demee noonu. kon mën nga ne moo ci ëpp solo kon. li nga xam ne tey réew mi muy gouvernement bi muy ñëpp li ñu waroon def mooy xool nan lañ mën a def pour accompagner ñi nga xamante ni tey ñëw nañ fii pour que vraiment investir pour accompagner leen c'est tellement simple mooy fexe ba nga xam ne ñoom fi nekk ak ci li nekk maanaam joxe ay directives ya nga xam ne képp ka nga xam ne ku ci soxla këyit gu mu mën a doon ñu mën la ko yombalal en temps bu gàtt. beneen côté bi tamit maanaam ñu sauvegarder yow say intérêt. maanaam li nga xamante ni jot nga ko investir ba pare mu leer na tey boo ci amee ay gàllankoor ak yu demee noonu ci ay nit ña nga xam ne ñu la ko teg tamit ñoom ñu mën a ñëw en appui ci loolu pour mën a lijjanti mbir moomu. waaw am na benn conseil bi nga wax ci immigré bu bëggee ñëwaat investir. souvent dañuy dugal xaalis ci seen mbokk yi. ñu leen jegee ñoo leen di gën a mun a rey. naka la ñu mën a éviter loolu parce que dañ saa nga jox ko sarak jox ko sa nijaay ba jox ko sa baay jox ki nga bokkal ndeeg bay mu jaar ci suuf torpiller projet bi lekk bi ñëw toog doo ko mën a yóbbu tribunal doo ko tëj doo def dara donc mbokk mi ci liggéey bi dañ ko war a moytu. pour man mbokk bi ci liggéey bi dañ ko war a moytu bu baax a baax parce que ki nga xamante ne jàmbur la yenn yi du la ko ñemee def parce que xalaat na ne tey bu la ko defee ëllëg nga yóbbu ko ci yoon. mais sa mbokk rek moo koy def ba pare sa yaay taxaw wala sa papa taxaw wala say ñeneen taxaw ne la lii du fi am kon kii doo ko mën a yóbbu
ci yoon des fois sax dañuy dem ba di ko jox dëgg ak yu demee noonu loolu tey jii moom moo yàq réew mi ba nga xamante ni tamit beneen côté bi tamit mën naa ne ci ñun ni ñuy juumee mooy dañuy jox confiance bu mu ëpp mbokk bi. dañuy yaakaar ne kii du ko mës a def du mës a def lu bon ak yu demee noonu malheureusement foofu la ndax confiance bu ëpp bi ngay jox nit ki rek loolu moo tax noonu la lay jaare ba tromper la. ak yu demee noonu. beneen bi mooy comme ci li ko jiitu ci ñenn ñi mooy bu ñëwee dañ naan la bu doxee ma fay la ak yu demee noonu. léegi moom avant muy dox moom du comprendre nan nga def ba lijjanti xaalis beeg yu demee noonu ba démarrer. kon moom day commencer di yenn soxlaam yu ndaw yi nga xam ne am na ko di ko ci jël ndànk-ndànk bu jékki-jékki ba nga xamante ni boo demee bay contrôler fekk trou bi rëy na. parce que lu ndawaan li nga xam ne kon li may conseiller ñëpp rek ñi nga xam ne samay mbokk yi nga xam ne bëgg nañ investir moo xam immigré nga moo xam sénégalais bi nga xam ne fii nga nekk ak yu demee noonu ñi ngay jël même bu fekkee ne mbokk la wutal ko salaire. ak yu demee noonu ba nga xamante ni moom nee ko fii lay yem ba pare xaalis bi nga fexe ba mu bañ ko bul jege. sànq wax nga cité du textile. da nga potentialité emploi yu war a créer. gis nañu xale yu bari léegi di gàddaayu di dem ci géej bi li ñu gis keroog Maroc doy na waar sa africain yu bari di rey seen bopp Kafountine du fa xew xale yooyu dafa laaj formation tey nee nga cité du textile boobu bu ñu ko mettoon Sénégal tey xale yu bari daañu jàng. liggéey métier maanaam couture jàng stylisme ak yooyu mun ko sax dem jaay defi leneen feneen. waaw ndax loolu comme cité du textile boobu boo xoolee ci lenn rek lu gën a jàngat bu gën a ndaw rek. mooy Sénégal foo xool muy marché HLM marché Colobane marché Tilène fu mu mën a doon ay tailleur ñoo fa fees dell ak yu demee noonu kon dafa am culture ba nga xam ne mi ngi ci ñun maanaam nekkul la nga xam ne li ñu naan c'est l'impossible parce que lu lépp lu possible la ñoo ngi koy def d'une manière dispersée. d'une manière dispersée kenn ku nekk yaay jàngal sa bopp xam-xam yaay defal sa bopp selon ni nga ko xalaatee. or que dafa am la nga xamante ni man ni mu ko xalaatee mooy dafa war a changer ni mu war a changer muy regrouper leen ci benn zone mooy wane ne cité du textile ba nga xam ne ñëpp ñoo bokk li ñuy xalaat li ñuy jëf ak yu demee noonu parce que toujours bu fekkee ni cité du textile tey jii mën nañ dem ba nga xamante ni dana permettre ñu mën a jël ak maximum de jeunes former leen ndax côté couture formation bi yomb na am na ñoo nga xam ne mën nga leen former ci 2 jours ñu defal la sa liggéey bi nga xam ne bi nga bëgg ak yu demee noonu ba pare fin du mois ñu mën a am salaire nekkul la nga xam ne ndax formation accélérée lay doon parce que couture dafay am la nga xamante ni surtout wàllu confection kenn ku nekk lenn rek nga koy jàngal benn opération rek nga koy jàngal opération ba nga koy jàngal da koy multiplier par 500 fois par jour wala 1000 fois par jour loolu bu ko defee en une semaine am na maîtrise ci loolu muy def kon déjà loolu muy def dañuy permettre ñun ñu mën ko produire fii exporter kook yu demee noonu parce que li nga xam ne avantage bi nga xam ne moo am cité du textile tey boo xoolee àdduna bi ni muy tourné woo. ak kii bi guerre Ukraine bi ak ginnaaw loolu Covid bi yooyu yëpp jàngat bu rëy bu état bi waroon taxaw seetlu ne ñun nan lañ doon doxalee tey war na changer parce que waruñoo continuer doxalee ni ñu doon doxalee. ndax Covid bi jàngal nañu lu baree bari. mais malheureusement gis naa ne ba léegi enseignement bi des na. wala pratique mën ñëw wëlbatiku pour changer données yi des na bu baax a baax ñu wëlbatikuwaat guerre Ukraine bi ñëw ba tey jàngatuñ ci. parce que jàngat bi mooy ñu waroon changer paradigme. xool nan la ñuy état bi nan la mën a defee ay zone ya nga xamante ni d'investissement ya nga xamante ni au moins dina ne fii. lii lan fi war a def ak yu demee noonu yu yaatu ya nga xamante ni moo xam ci domaine textile bi moo xam ci beneen domaine mécanique la ak yu demee noonu tey jii loolu la projet la xalaat ne tey loolu la état bi waroon a teg. pour que ne léegi désormais ñun war nañu am autosuffisance ci lépp lu mu mën a doon maanaam tey ci production tissu tey boo xoolee ñun suñu problème bi ñu am tey jii problème fourniture posé na problème. li nga daa am avant léegi amatul. tey jii contre-goutte lay ñëw mais léegi fii lan toll mais nan xaar fii 1 mois de 6 mois 1 an après lépp dafay retomber day gën a metti parce que lépp gën na cher te encore day gën a cher kon tey jii yoon la tey état bi xalaat leneen lu wuuteeg la mu doon xalaat la muy war a xalaat tey mooy ci jeunes yi la war a investir. di dootul ay infrastructure baax na c'est bien infrastructure mais infrastructure
taxul réew développé lii gën a développé réew mooy nga defaral doomu aadama yi. bu doomu aadama yi boo leen defaree. yow lépp yomb na. parce que doomu aadama yooyu ñoo lay jàppale ci infrastructure yeeg yu demee noonu pour que lépp mën a yomb kon man sama gis-gis moom mooy tant que investir ñu ci doomu aadama yi. maanaam ci la nga xamante ne pas investissement enseignement baax na mais dafa am investissement ba nga xam ne enseignement technique la ak production tant que demuñu ci productivité bi. loolu dara du mën a sotti. parce que tey jii ñun dañuy pays consommateur lañu. dañuy consommer rek jënd consommer après mu jeex. justement consommation bi di nga ko koy sang matière première bi ngeen defal tissu yi. wax nga ko guerre Ukraine bi ak yooyu tax na mu gën a di jafe. alors que Sénégal am nañu suuf am nañu ndox. war nañu mën a béy coton fii. di defar ay tissus comme Sotiba Sempa fi mu doon defaree. semi industriel yéen ñi di liggéey ci loolu fi ngeen di am matière première bi. exactement ndax loolu ñun xalaat nañ ku mel ni Sotiba tey ñu dekkalaat ko xalaat nañ lu mel ni Sotexka yooyu yëpp ay Icotaf yooyu yëpp ñun xalaat nañ ne pour dekkalaat ko parce que tey jii loolu buñ ko amul duñ mën a dem fenn day gën a metti ci lépp parce que day doon la nga xamante ni tey jii ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur bi comme su mel ni sama classe am na tissu ya nga xam ne mënatuñ ko am Sénégal dañuy dem ba ay Gambie di ko fa jëndi wala dem ba Mauritanie di ko fa jëndi c'est pas normal ndax dëkk yooyu tey jii boo xoolee ñun ñoo leen ëpp doole maanaam dañoo war a wax ne ñoom fii lañ war a ñëw jënde que ñun ñu dem foofu jënd ci kon bu fekkee demee na noonu rek loolu taxaw seetlu la pour jàngat ba nga xamante ni buñ war a jóg ndax buñ ci jógul rek dana dem ba fa nga xamante ni fu ñuy kii rek leneen ak leneen mooy ñëw te man beneen jàngat bi ma gis tamit mooy fii dafa bari jeunes ya nga xamante ne ñi war a taxawaalu ci mbedd mi. ak heure de travail ngay gis tant de jeunes ñuy taxawaalu loolu du yoon. comme nag du yoon man solution bi nga xam ne laa ci gis ne état bi li mu war a def mooy investir ci ñoom ci investir comme ku mel ni cité du textile bi investir ci lu mel noonu investir ci domaine ya nga xam ne yu demee noonu maanaam même ci côté mécanique jël benn zone ba nga xam ne 100 hectares la dédié ci côté mécanique jël beneen 100 hectares ci côté menuiserie bi ak yu demee noonu aluminium ak lépp transformation parce que tey comme sunu réew am na lépp. kon tey jii nan lañ mën a def ba ressources yi nekk fii ñu xool nan lañ mën a def ba commencer ko transformer petit à petit pour mën a dem ci maanaam industrialisation ak yu demee noonu. waaw bi ma leen déggee ci seen wax souvent da ngeen di aussi di joytu concurrence chinoise bi maanaam di tenue yi ngeen defar sax chinois yenn sax nañ ko ñu copier ko dem Chine defar ko en vraiment quantité industrielle nga dogal ko ci marché bi. waaw parce que man concurrence chinois bi man damay gëm ne chinois yi dañu ëpp fulla seeni gouvernement dañu ëpp fula parce que ñoom dañuy accompagner seen secteur bi nga xamante ni ñi nga xam ne ñoo ci nekk dañ leen di accompagner ba pare encourager leen ne leen yow bu fekkee ne exporté nga même bu doon ba dinañ la rembourser 20% ci li nga exporté ak yu demee noonu parce que ñoom ñoo ngi lay motiver pour que ñoom ñu def ko léegi ñun buñ ko deful keneen dina ko def à notre place. looloo tax ñoom comme concurrence chinoise boobu pour ñu mën ci dara mooy lenn rek la ñuy def mooy dañuy commencer xeex ak ñoom ci liggéey maanaam ci lan mooy comme tey ji boo xoolee heureusement Chine mi ngi gën a cher tous les jours tëju bi ñu tëju tamit du dara lu ñoo ngi def ne corona bi la ak yu demee noonu mais pour man du corona bi dañuy tëju pour fexe liggéey ba nga xam ne fexe ba seen masse chimique dem ba nga xam ne dina àgg 1000 euros wala 1500 euros ak yu demee noonu ba nga xam ne dinañ tolloog européens yeeg américains yi masse salariale ak yu demee noonu léegi ñu soog a ubbi moment boobu ñu ubbi nag àdduna bi ku ñëw dal ci kaw seen kaw da ngay gaañu. parce que day fekk ne am nañ suffisamment doole ba nga xam ne seen marché rek maanaam 1 milliard 400 wala 1 milliard 500 personnes léegi loolu bu ko amee rek ci part de marché rek loolu moom soxlaatuñ keneen. kon tey jii ñun lépp lu ñu mën a def. mooy tey jublu ci loolu fexe ba nga xam ne ni gouvernement chinois di def di accompagner entreprise locale yi si foofu gouvernement tey Sénégal loolu la war a fexe def parce que entreprise locaux yooyu ñoo la mën a dimbali ba yow sa économie développé wu ak yu demee noonu. waaw benn moment gisoon nañu nga dem installé wu fële ci Diamniadio. ubbi fa benn kii ci zone industrielle bi. après nga jógewaat fa ñëwaat. biir Dakar. lu waral loolu. bon li ko waral lenn la moo di ne bi gouvernement bi amee projet boobu woote man dama jóg bàyyi lépp daw ñëw jël sama force lu ma am ak lu ma amul yépp ñëw investir fa pour accompagner leen mais bi ma gisee ne awma ay répondant
maanaam li nga xam ne yaa ngi ko doon jéem a def ak yu demee noonu comprendre ñu li nga xam ne loolu nga leen di wax pour gën a développer loolu. parce que comme amoon naa projet cité du textile bu demee noonu déjà bari na lu baree bari la nga xamante ni lu ma ci intégré woon te ñoom dugaloon ko ci projet bi man leen ni pour nga lii fonctionner foog ngeen dugal ko ci. bon comme déggaloon ma ci loolu lu demee noonu man du ma fa nekk parce que c'était dur parce que lu bari la manqué foofu moo tax ma mujj takkaat samay bagages dellusiwaat Dakar. dellusiwaat fi ma nekkoon mais comme dama leen doon jéem a accompagner loo leen wax duñ ko comprendre. ak yu demee noonu man dama mujj wàññeekuwaat. parce que encouragé wuñ la en tant que encouragé wuñ ma non encouragé wuñ ma motivé wuñ ma jéemuñu ma accompagner parce que tamit loolu dem foofu dafay laaj accompagnement comme man la nga xam ne yàgg naa leen ko wax foofu mooy comme lu mel noonu tey jii ñi nga xamante ni 80% dañuy dëkk feneen ñëw di war a liggéey si foofu dafay difficile pour accès bi. pour am accès bu facile ak yu demee noonu parce que man dama amoon ay car yu ma jëloon ya nga xamante ni. bus yóbbu nit ñi waaw pour nit ñi dem foofu buñ manqué tardé 1 minute 7 heures 1 minute rek ñoom tey duñu xëy si maanaam te loolu da doon waroon doon la nga xamante ni comme ku mel ni Dakar Dem Dikk le gouvernement waroon signante partenariat pour que ne ko képp ku nekk ci zone bi am naa defar nañ la carte. ba nga xamante ni tey jii moom transport bi du ko fay pendant 3 ans. facilité yooyu tey jii bu amoon wala tey comme ñi nga xamante ni logement yi amoon foofu moo xam Getran la wala yu demee noonu tey jii ñu fexe woon accompagner ba loolu gaaw a pare ba nga xamante ne tey ñu mën a jël ñenn ñi ku mel ni man bëggoon naa fa jënd ay logement pour emploi yi ñenn ñi dëkk fa ñi nga xam ne dëkk nañ fa sori mën fa dëkk ñi dëkk fa jege peut-être alentour Diamniadio yu demee noonu nga xam ne mën nañu jël car beeg yooyu mais comme malheureusement loolu déggaloon ma ak yu demee noonu bon man mujj gi mënatuma continuer ci même lancé boobu rythme boobu xëy na ngay wax ak ñi nga xam ne déggoowu leen je préfère dem seeti leneen la nga xamante ni mën na ma yombalal sama liggéey pour que sa liggéey bi mën a continuer kuy demee noonu. waaw secteur bi nga liggéey secteur de couture la haute couture la daa ngi def secteur semi industriel waaye constat bu ñuy def ñu gën a bëri liggéey ci secteur boobu ñu ngay liggéey en tout cas ñu ñëw ay jigéen lañu. la moo tax choix jigéen. bon soit jigéen c'est lu la nga xam ne du man la jógewul ci man maanaam ci monde couture confection. lépp ndax jigéen dafa am avantage yu mu am peut-être seen baaraam yi li mu sew la wala yu demee noonu maanaam et puis seen mental jigéen day fexe def benn bu baax góor day def ñaar ñett mais benn ciy baax ak yu demee noonu kon am nañ benn retard ci côté couture bi ak yu demee noonu kon lépp lu góor di mën a doog jigéen rek jigéen a ko dàq ndax précision bi jigéen am ak yu demee noonu loolu moom moo ci ëpp force góor looloo tax choix boobu ñun ñu def ko mais beneen côté bi tamit tey man comme li may wax rek maanaam nekk naa ka nga xamante ni yàlla dimbali na ma tey ba ma créer lu mat 100 000 emplois tey ci Afrique. parce que tey bu ma xoolee que ne bi may soog a ñëw c'était difficile ñu bari li ma def ñu ne ma non lii dafa cher kenn du la ko jëndal kenn du ko sol ak yu demee noonu léegi la ainsi de suite bari woon na contrainte yu ma doon tegal mais gëm-gëm bi nga xam ne laa gëm def différence bi créer la nga xamante ni tey jii àdduna bi yëpp ñoo ngi ma ci copier ndax costume africain ñëpp a xam ne Ibrahima Sène moo ko créé Sartori Sène ak yu demee noonu bi ma koy créer c'était un peu difficile mais insister di toujours di génn ay modèles yu dul jeex ak yu demee noonu looloo tax nit ñi day ji dem copier ko ba nga xamante ba mu dem ba nga xam ne tey tous les jours la ko nit di sol dootul bu njëkkoon yëre wolof vendredi rek lañ ko doon sol mais tey jii du lundi au samedi wala dimanche nit ñi dañuy sol yëre wolof ak yu demee noonu te loolu yëpp boo xoolee avantage bi moo di ne xam-xam bi nga xam ne moo jiitu ci ñun la parce que fii lañ jàngi métier bi jóge fii dem Italie liggéey 2 ans et demi suñ patron dem fay bu ba mënatuñoo fay nañu ubbil leen sa entreprise boobu nag tey jii ma développé ko ba Sénégal yi ku ñëw naan ma lii Sénégal la jekke ak yu demee noonu man ma jëlaat entreprise boobu tey indiwaat ko Sénégal te bi ma ko andee ba tey rëccuwuma ko parce que entreprise ba nga xam ne commencé naa ko ci 4 personnes ba tey jii mën naa ne en tout 2 entreprises yi nga xam ne laa géré noonu laa créé presque mi ngi ci 500 personnes xam nga ci kon am na la nga xamante ne tey am na li nga xam ne mi ngi ciy fonctionner tey bu fekkee ne man dem naa ba créer entreprise ba nga xam ne ci 4 personnes laa ko commencé woon ba ci presque 500 personnes kon gouvernement bu ma ko waxee war naa mën a dégg li ma koy wax lan la malgré difficulté yi ma jànkonteel yépp
tous les jours maa ngi jànkuwanteeg ay difficultés mais taxul ma dellu gannaaw. taxul ma ne est-ce que am accompagnement fonds yi gouvernement bi. non même malheureusement fonds yi est-ce que fonds yi FONGIP. waaw ay DER ak yooyu est-ce que ñoom dugal nañ seen loxo pour gën a créer emploi parce que ñoom ñuy wax tout le temps xëy ndaw yi. waaw parce que tey jii pour bu dee ci côté xëyu ndaw yi bon loolu aw ma ci relation ak ci côté xëyu ndaw yi mais comme côté DER liggéeyoon nañ ñu ci masque yi. ci côté masque yi jot nañ ci def dara ci côté masque yi ak yu demee noonu. ak formation bi est-ce que am na ci formation xale yi. non est-ce que DER jël na ay nit ou bien 3FPT ay jeunes indi la ñu di former pour ñooy mën a créer seen entreprise bopp après. non PF2E mooy école entreprise jotoon ma andil un peu ay personnes. ne am na ñoo xam ne sax ba léegi ñoo nga fa peut-être je pense que ay 8 personnes ñoo nga fa kuy demee noonu mais dem nañ ba formation boobu jeex na ndax ëpp na 3 ans parce que formation yi 3 ans la woon jeex na parce que bu njëkkoon sax demoon naa jëloon naa leen lu mat 75 personnes après conditions yi difficile woon ba ma réduire ko kuy demee noonu ba nga xam ne actuellement man maa ngi ay 8 personnes yi nga xam ne seen formation jeex na peut-être. loolu est-ce que ñu nga formé sa atelier am na ñu si génn créer seen entreprise bopp. waaw bari na ñi nga xamante ne ñu créer seen entreprise bopp bari na ñu jaar ci man parce que tey jii bu may xool rek man tey à peu près bi ma ñëwee retourner en Italie ak léegi à peu près plus de 1000 personnes jaar nañ ci man te bari na ci ñi nga xam ne tey ñoo ngi liggéeyal seen bopp am na ñi nga xam ne tamit ñoo ngi dem di liggéey ak ñeneen mais tey jii lu ci baree bari tey. Influencé naa ñu baree bari am na ñoo xam ne dañ naan ma bu ma defee lii yàlla ak yow a tax moo dee entrepreneur maanaam dem naa ba influencé ñoo xam ne doon ay sax ay tailleur tax naa ñu bari ñu ubbi entreprise ci ñaw bi ñi nga xam ne sax duñ woon sax liggéeyuñu ak man mais influencé naa leen ban ubbi ak yu demee noonu mais néanmoins influencé naa ñeneen ñi nga xamante ni moo xam menuisier lan moo xam maçon lan wala leneen la nga xam ne ñu développé seen entreprise nee nañ grâce à man parce que li ma leen doon conseiller ak yu demee noonu jël nañ ko utiliser nañ ko loolu fonctionné na ba tey ji li ñuy def ci loolu une partie mën naa ne nee nañ man am na lu ma ci part bu mag a mag de. bi nga ñëwee ba léegi Sénégal investir boo xaymaa ñaata koppar nga dugal ci entreprise bi. non bu ma xaymaa xaalis bu bari la. ñaata c'est des milliards mën naa ne. à peu près parce que nii du mu calculer wu ma ko bàyyiwuma ci xel pour calculer ko ne à nos jours ñaata laa koy demee noonu mais mën naa ne ay milliards la parce que la nga xamante ne tey jii. à chaque fois man différence bi nga xam ne laa am ak ñu bari moo di ne li tax tey développement entreprise bi di gaaw mooy lépp lu ma liggéey dama koy réinjecté waat ci entreprise bi parce que gëm naa ne fi ma ko bëgg a yóbbu mën na fa àgg kon sama objectif mooy créer plus de 4000 emplois wala 10 000 emplois mooy sama objectif kon li nga xamante ni lépp lu ma mën a def rek mooy réinvestiraat lépp la nga xam ne gagné naa ko réinvestiraat ko pour mën a ak accès fi nga xam ne foofu mooy sama objectif peut-être mooy 10 000 emplois ainsi de suite loolu moom mooy li nga xam ne kii naa ko daal. Ibrahima Sène maa ngi lay gërëm di la sant ma fàttali téléspectateurs ak auditeurs yi yaay directeur Sartori Sène benn entreprise sénégalaise bu liggéey ci mbirum local defar ay yére maanaam localement ak tissu local ak costume africain du waxtaan nañu ci consommer local ba ñu wax ci réew mi naka lay nguur gi mun a taxawee sénégalais mel ni yow ñëw investir si jógee diaspora bëgg liggéey ci réew mi ñu war leen mën a jàppale pour créer emploi campagne bi door na nag da ngeen dégg lu nekk ci maanaam campagne député yi ci gën a bëri li ñuy wax mooy dem assemblée nationale toog fa ci donkaas yi waaye naka la ñuy mën a fexe ba réew mi génn ci jafe-jafe yi xale yam ndaw tuuti nga ci ngeen di dégg si ànd si ñi di campagne moo tax ñu war a bàyyi xel Sénégalais mel ni yow di investir di xeex pour réew mi avancé ñoo mën a jàppale ñoo mën a waxtaan ñoo mën a génn teg leen fi ngeen waxtaan ak Sénégalais pour gars yi xam ne que réew mi boo gëmee sa bopp mu ngaa toog tekki fi gërëm naa la sant naa la dina ñaanal bëccëgu jàmm ak salaam de gërëm Fatima Kane Ndiaye di leen gërëm it ñëpp vous êtes en train de suivre iRadio la première radio vision du Sénégal jërë ngeen jëf